bopp jën yi ak ñamu xar yeeg ceeb yeeg ngay gis noonu loolu mooy compost. compost si ñu ko xamul mooy li nga xam ne moom la ñuy utiliser ñun ñi nga xam ne ñooy def mbayum bio bi nga xam ne moom la waa toolu kër di def ñoom ñooy utiliser compost bi. compost nag dafa doon loo xam ni lépp loo xam ne dafay décomposé wu maanaam lépp loo xam ne dañ koy jël muy yàqu sauf toile wala mbuus wala caoutchouc yooyu moo dul mën a def compost waaye leneen lépp loo gis mu di ñax di ceeb ñamu xar yi butitu jën yeeg yëpp dañ koy mën nañ koo jël. différence su compost ngay wax ak fumier ba tey bokkul ak engrais donc fumier mooy néegu xar yi nga daan gis ak neefere fas yi ak neefere nag yi nga daan gis ñu doon jël di def loolu mais maanaam tey nga jël néegu xar def ko ci sa plan c'est trop risquant da ngay risquer lu bari par rapport ak compost bi. néegu xar bu ëppee boo ko jëlee tout droit si biir néegu xar yi day tàng jër nga jël ko sotti ko ci garab gi bu ëppee rek day lakk sa garab risque boobu moo ci am bokk par rapport ak compost bi nag moom ngay jël da nga koy togg ba mu ñor. compost bi boo xoolee ba ci suuf nii boo xoolee ba ci biir mooy togg boppam da ngay dem ba ci biir da ngay gis muy saxaar benn moment di génn donc risque compost bi dafa togg boppam ba nga xam ni li mélangé wu lépp décomposé wu boo ko defee ci gàncax gi du ko yàq. naataangoom bii di Mamadou Lamine Coly moom gën la xóotal ndax jox nañu yeneen feem yoo xamante ne mën nañ ko am ci compost boobu. comme ni ngeen ko gisee compost bi dafa laaj gestion ci biir gestion bi dafa am 3 étapes. d'abord buñ ko préparé ba pare première étape bi mooy dañuy xaar ba 15 jours mooy ñam yeeg ak lekk déchets yi lépp tout ce qui yi nga xamante ne dañ koy utiliser moom lañ koy defaree buñ ko defaree ba pare dañ koy suivre ñu xool d'abord ndax compost bi bu ñu kiiwee xaaj kii nii wax ki nii suñu loxo xool ndax amul chaleur bu amee chaleur ñu xam ne du normalul ñu yokk si wis si tuuti ndox ba mu am température boo xamante ne moo normal ñu koy gérer ba 15 jours ñu wëlbati ko buñ ko wëlbati day am deuxième étape bi au lieu ñu suivre ko ba ñu am température normale bi mu soxla ba 15 jours mu amaat 3e étape boo xamante ne mooy étape finale bi nag du am xet du am dara day mel ni suuf boobaa nag xam nañ ne compost bi ñor na mooy étape finale bi nga xamante ne c'est prêt à l'utilisation entre temps dinañ préparer waat beneen compost boo xamante ne day def première étape bu ko defee day am suivi du am benn retard ci compost de fait que tool bi chaque instant day am compost te compost c'est tout ce qui est bio. baax na aussi si ñam yi nga xamante ne après dañ koy am fruits yi parce que du doon loo xamante ne ay pesticides la ak yooyu noonu nga xamante ne baaxul si wér-gu-yaram donc compost li muy joxe boo xoolee lu baax rek moo si nekk lu baax rek moo tax souvent ñun dañuy conseiller nit ñi ñuy utiliser compost. économie circulaire nekkul nag loo xamante ne dafa yem rek si defar compost sax yooyu ndax tey jii suñu étudiants yi ak suñu yenn xale yi nga xamante ne tey jii suñu meree rek lépp lu ñu gis rek mooy xëcc pono yi taal toll nañ jamono goo xamante ne dinañ gis leneen loo xamante ne dinañ leen amal njëriñ si pono yooyu. am na ay ndaw yoo xamante ne gis nañ ne pono am na beneen njëriñ bu dul taal ndax Ismaïla Mané mii tey si pono yooyu lay liggéeyee mu ngi siy defar ay meuble di ko yóbbul waa këram di si jëriñoo moom si boppam mu koy jural koom-koom. alhamdulilah maa ngi si sant yàlla bu baax te li naan bay say wewu tànk avant maa commencé dara di si am xéwal sama biir kër laa njëkk defar ba sama néeg bi may fanaan samay puuf ak lépp table lépp am pneu la ba sama salle à manger si sunu waa kër di añee lépp am pneu la kon tey gëm naa ni am na njariñ ndax tey pneu yi bu njëkk grève bu mësaanaam wala xew-xew am ci dëkk bi dañuy jël di taal di def naka sudul noonu bu boobaa li muy dégager chaleur bi muy dégager ak xet gi muy dégager day lor doomu aadama ñun ñu dem fekk ko ci àll bi ñu koy sànni jël ko indi ko raxas ko ba mu set defar boo xamante ni ku ci nekk war nga see mën a gis sa bopp te man durée li ma gën a neex ci métier bi maanaam di ko defar rek te génnewoo ci xaalis man loolu rek moo ma ci dàqal loo gis amour bi ma ci am rek moo ma dàqal loo gis tey jii su ma si nekkoon di defar nii tey nga soxla ma tey xam naa ni danga may ñàkk ndax lii laa gën a yitteel ka leneen bañ nañ ko sax ba suñu waa kër léegi bañ na ba sama yaay léegi bu foree pneu sax dafa am fu mu koy denc ñëw na ma for naa pneu bërëb sàngam laa ko denc damay obligé dem jëli ko comme ñoom ñi nga xamante ni ñooy samay waajur
dëkk ak man xam ci lii loolu laay yëngu ñu bëggal ma ko jàppale ma ci kon tey bu ñu demee bay def loolu man gis naa ni métier mi am na njariñ kon tey jii du ma def loolu rek di sant Modou Fall bu baax ndax tey su ma demee ba toog ba mën lii ba moom day am ay commande sax woo ma yaa ngi dégg day am ay commande sax woo ma ne ma Ismaïla ma ne ko naam mu ne ma commande nangam ak nangam defar ko boole naa la ak diw ak diw ak diw kon du ma def loolu damay sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. économie circulaire aussi dafa bokk ci wàllum mbuus yi nga xamante ne ak yenn table plastique yi ak paan yeex yooyu nga xamante ne dafay toj ñi di ko sànni paan yooyu tey ay ndaw jug nañu créer benn kuréel boo xamante ne da ngay dem foofu di leen fa fekk nga jaay leen paan yi wala nga may leen ko ñu jël paan yooyu transformer ko def ko leneen ku ci mel ni Henriette Samba ci loolu lay liggéeyee. li ma dugal ci métier bi nag parce que dama wut ba sonn gisuma ma dugg ci ma ne dama siy jàppandi ba bu ma gisee leneen ma dem mais après si laa gis que ni lii nii luy doxal environnement bi la vu que Proplast dafa ñëw pour lutter contre la pollution plastique pourquoi pas ma rester ci lu ma ci am jël ndaxte vraiment liggéey bu noble la et que c'est quelque chose boo xamante ni que franchement dama ci gis ay avantages yu bari ñun suñu liggéey mooy récupérer déchets plastiques bi mën nañ ko jënd tout comme aussi mën nañ gis clients yoo xamante ni tamit dañu koy indil uniquement pour may ñu ko parce que man sax dama naan sax ñun ñooñu noonu sax ñooy gën a tax ma am amuru des ci parce que nga nekk sa kër jël plastique bi xam loo mën a distinguer teg fii mbalit bi teg fii plastique bi après yow gàddu ko uniquement ñëw ci point récup plastique bi jox ko ki fa nekk ne ko jëlal ma may la franchement man je trouve que ni loolu noonu lu noble la. dëgg la Henriette Samba nee na moom étudiante la woon mais ba mu duggee ci mbécc bi da ko jëloon rek pour liggéey ci quelque temps mais dem na ci biir gis ci boppam moom la Malick Yadd mii di ñu expliquer moom nga xamante ne cadre la ci fi Henriette di liggéeyee mooy kuréel gi nga xamante ne ñu ngi koy tuddee Proplast. plastique bi bu ñu ko récupéré fii ci kiosque yi nga xamante ne ni moom la ñu implanté un peu partout sur Dakar dañ koy yóbbu ci suñu usines yu nekk Thiès am na ñaari usine de traitement yu nekk Thiès boo xamante ne matière bi bu ñëwee dañ koy trier par type par couleur. buñ ko trier ba pare yóbbu ko dugal ko ci ay machine wol ko buñ ko wolee loolu la ñuy am matière première secondaire maintenant matière première secondaire boobu nag moom nañu mën a utiliser waat pour def ci produit yu mel nii nga gis sama ginnaaw yu ci mel ni ay poubelle ay poule ay bassine ay paan yu jigéen ñi di utiliser ay corbeille wala chaise yi nga xamante ne moom la ñuy toog cantine yi nag daanaka dañ ko def pour intercepter plastique bi doon dem ci dépôt sauvage donc dafa laaj sensibilisation bu bari parce que mën naa ne am na buñ ko installé léegi def na juróomi at mën naa ne bilan bi xaw na positif parce que nit ñi commencé nañ ko xam te loolu lañ ci jublu woon maintenant avant ñuy wax sax rentabilité bi parce que rentabilité bi sax bu ñu koy wax dañuy wax de manière globale parce que usine bi am na fukki at ren lañ doon 2020 lañ doon feete suñu 10 ans fukki at donc ci fukki at yooyu nag def nañ ci ay jéego ci wàllu décharge bi récupérer ay plastique def nañ yeneen jéego tamit teg ci cantine yu mel nii pour mu mën a jël plastique bi nga xamante ne nii nit ñi moom la ñuy am seen kër yi te doon ñu am fu ko yóbbu ñun ñu koy wecceeku kilo bu nekk ñu jëndee ko fukk ak juróom donc am na njëriñ ci askan bi ñun côté boobu la ñuy gisee ne dafa positif mais de manière globale rentabilité bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. économie circulaire mooy que ñëpp ci chaîne bi dañ ci am njëriñ te beneen aspect bu ma bëgg a leeral rek mooy mbalitu plastique amul ñun ñu ko woowee tam mbalitu plastique ñun plastique rek la ñuy wax parce que lépp loo xamante ne da nga ko sànni dootul am njëriñ alors que ñun dañ koy récupérer donc ñun matière première lañ koy tuddee. te loolu aussi économie circulaire loolu lay promouvoir économie circulaire mooy loo xamante ne nii utiliser nañ ko ba pare au lieu ñu koy sànni ñu jëlaat ko toggaat ko def ci yeneen produit mu duggaat ci askan wi. di fi dalal nag professeur Seynabou Diouf madame Niass nekk économiste environnementaliste moom nag la ñuy fas yéene waxtaan mu xóotal ñu tuuti expliquer ñu lan mooy économie circulaire. madame Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Kaja jërëjëf si invitation bi d'abord parce que ñun chercheurs yi nekk université du ñuy faral di am opportunité yu mel nii pour communiquer si li ñuy def économie circulaire boo ko dee dégg pour gàttal rek mooy xeetu économie boo xamante ne dañuy fexee rek ba duñu sànni dara maanaam mbalit naka la ñuy defee à défaut ñu éliminer ko ñu wàññi ko au maximum ba duñu am dara lu ñuy sànni. lépp am na njariñ léegi rek mooy des na rek pour xool lu nekk naka nga ko war a mën a jëriñoo si objectif bu njëkk bi mu amoon produit bi ba boo demee ba soxlaatoo ko noo ko mën a fexe ba doo ko sànni dina mën a duggaat ci circuit bi
en fait boo ci gàttal daal loolu mooy économie circulaire. mais tey ñun ñu ngi fii gis nañu ay salon yi nga xamante ne ay pono lañu jël récupérer ko defaraat ko mais en dehors de lii est-ce que am na yeneen matières yoo xamante ne nit ki mën na ko récupérer ba mu jëriñ. bare na te gis nga Sénégal daf fee bari loolu xëy na dafay nekk ay concept yoo xam ne dañuy yaakaar ne lu bees la mais du lu bees de Kaja gis nga économie circulaire boo seetee si sunu maam yi nañu doon dundoo économie circulaire lañ daan def parce que booy xool déjà li ñu doon utiliser rek buñ daan dem marché ay leket lañ doon yóbbu gis nga ñun léegi ay mbuus ngay yóbbu mbuus bi balaa ngaa yegg si mu dagg boo accès sànni gis nga waaw donc déjà le fait de prévenir déchet bi def tout pour yow doo produire déchet bi parce que li ñuy wax ci tubaab mooy meilleur déchet bi nga gën a mën a gérer mooy bi nga produire woon donc déjà anticiper déjà ci produit bi bu demee ba soxlaatoo ko wala bu demee ba yàqu noo mën a fexee ba mu mën a duggaat ci circuit bi. waaw xam nga dañuy toll jamono goo xamante ne li ñuy wax tout le temps dama koy wax alam gi dafa yàqu te lépp loxo doomu aadama yi la léegi doomu aadama yooyu dem nañu tey ba nga xamante ne économie circulaire wax nga ne yàgg na am mais ñu bëri xamuñu ko woon tey yow lan nga leen di xelal loo xamante ne ñoom di leen si mën a gis seen bopp surtout jeunes yi nga xamante ne dañu nekk à la recherche d'emploi. voilà gouvernement bi sax nag surtout mën na profité si créneau yi économie circulaire di offrir pour mën a créer ay emploi gis nga yaa ngi ma doon laajte sànq yan exemple nga am ay produits à part pneu yi nii produit yëpp am na ma jox la bu njëkk xam nga maa ngi la doon wax que sunu maam yi liñ daan def ñamu mbaam yaa ngi fàttali ko waaw voilà gis nga boo demee Mbëbës na li am na benn organisation jigéen ay njaago ceeb la ñu tuddee seen bopp man damay liggéey ak ñoom dañuy récupérer li ñuy sànni desitu ceeb yi ñuy sànni nii yëpp dañ koy récupérer waat wowal ko defar ko ba nga xamante ne dañ koy jaayaat ñi nga xam ne dañuy yar. kon ay wowal ay ceeb yooyu dafa bokk ci xeetu économie circulaire. bien sûr que économie circulaire nee naa la concept bi rek moo xaw a mais du lu bees pratique bi du lu bees loolu yëpp ci économie circulaire la bokk noo mën a def ba éviter mbalit éviter déchet loo sànni rek ci économie circulaire la bokk wowal ceeb boobu di ko joxaat ay xar ci économie circulaire la bokk jël xolitu légumes yeeg yooyu noonu def ko compost. boo demee ci zone day ñaay bi am na organisation wu agriculteur biologique yi ñoom aussi dañuy faral di liggéey ak ñoom ñun waa ESE mais ñoom dañuy defaral seen bopp seen compost léegi ñuy jël engrais chimique bi dañuy defar compost maanaam lépp lu nekk déchet organique nga xamante ne mën nga jóge ci lekk li ñuy lekk légumes yeeg ceeb yeeg yooyu yëpp mën nañ ko defaraat nëbal ko ba mu mën a nekk engrais. donc man si sama compréhension bu gàtt loolu mën na indi ñuy lekk tout ce qui est bio ñu commencé di lekk bio. bien sûr gis nga ñun dañu am loo xamante ne tubaab yi moom la ñu bëgg mooy lekk bu naturel lekk loo xamante ne tey la ñu ko produire mais malheureusement ñun dañuy bëgg a copier seen modèle di jël li nga xam ne dañ koo congelé depuis la France wala les États-Unis importé ko indi ko fii alors que ñoom lu ñu produire lu bees nga lekk ko lu bees loolu c'est plus sain or mën nañ ko fii ñun am nañu beaucoup d'espace agricole bu dee rek si wàllu agriculture rek bi rek lay joxe exemple donc pour enrichir am nañu ndox pour enrichir suuf si am nañu possibilité defar ay compost écologique ay compost bio sans compter matière organique yi bu ma jëlee papier bi par exemple boo duggee si bureau yi tey ban bureau ngay dem te duñu imprimer duñu utiliser ay papier bureau yi yëpp ay utiliser papier yooyu buñ paree nuñ koy def sànni léegi nag am na possibilité am na sax ay organisation yu koy def yoo xamante ni dañuy signer contrat de confidentialité ak bureau yi parce que tamit ay souvent ay courrier day am lu xaw a sensible si documents yi donc il faut que ki koy récupérer aussi mën la garantir que du divulguer benn information bu mu ci jëlee dina ko mën a détruire ni mu waree reconditionner ko mën nañ ko defaat papier comme def ko ay papier craft wala lu ñuy dessiner genre yooyu mën nañ ci def ay alvéole maanaam mooy tablettu nen yooyu noonu donc possibilité la nga recycler papier bi pour def ko loolu am na sax ñoo xamante ne dañuy dem ba jël këyit boobu di ko boole ak ay résidus de récolte di ci def këriñ biocharbon. Ah bon? Bien sûr boo demee au niveau de la vallée fi nga xam ne dañuy bay ceeb
mbéyum ceeb bi dafa gën a dafa développé am na ay structures yu bari yoo xam ne dañuy spécialisé wu si biocharbon bu ñuy defaree à partir de résidus wu ceeb yooyu donc dañuy soxla ay papier dañuy soxla yeneen matériaux yoo xamante ne moom la ñuy jël boole waale ko lépp loo xam ne dañ ko waroon a sànni mu mën a doon mbalit ñu jël ko utiliser ko récupérer ko ba defaraat ci beneen produit bu bees. mais loolu am na solo trop économie circulaire la. mais maintenant man li ñu gis tamit mooy même su dul meeru Ndiago yooyu nga wax mais am na ay jigéen yoo xamante ne tey ji si loolu la ñuy dellu seen liggéey yëpp si ñu ngi koy def si économie circulaire est-ce que yow mën nga ñu si jox ay exemples yi nga xamante ne dund nga ko ñoom plastique bi nii à part li Modou di def nii meuble yu rafet yi am na ay structures yoo xamante ne dañuy nekk si production artisanale brouaya par exemple plastique comme genre Ecobag Ami Mbengue aussi dañuy bëri lu ñuy faral di joxe exemple boobu parce que vraiment c'est une brave dame man dama ko naw moom dafa def ay études am vraiment macha allah ñëw spécialisé wu si récupération plastique bu may expliquer à ses débuts je vous conseille sax ngeen gis ko waxtaan ak moom dina leen mën a expliquer mais moom dafay récupérer plastique yi comme butéelu ndox yi jeex yeeg butéelu javel yeeg butéel yooyu produit lépp loo xamante ne daal emballage plastique la mu xaw ma nu ñuy waxee broyer ci olof comme genre wol ko daal ba mu xamante ne dafay nekk ay particules yu ndaw mu di ko jaayaat industriel yi nga xamante ne moom ñooy defar plastique comme genre waa Sempa waa yooyu loolu déjà avantage bi mu am mooy dina créer ay emploi dina générer ay revenus pour boppam mais même usines yi muy jaayaat yooyu matière première bi day gën a yomb. c'est vrai boo doon nar a jënd matière vierge boo xamante ne moo gën a cher nga jënd matériel bu récupérer bu recycler day gën a moins cher donc sa coût de production dafay gën a yomb de ce fait même yow li nga defar pour jaay ko dafay gën a yomb te mën nga cee defar lépp loo xamante ne plastique la lu dul luy def lu ñuy ñam bu ñuy lekk maanaam mën nga si defal ay poubelle mën nga si defar ay siwo fobeerekaay mën nga si defar ay chaise en plastique mën nga si defar casier yi nga xamante ne ci la ñuy def légumes yeeg yooyu yëpp wala boisson yi loolu yëpp ay possibilité la pour utiliser plastique bi. loolu am na solo mais duñu tàggoo mukk te taxawoo tuuti waxal ñu vraiment ñi nga xamante ne ay taalkatu pono suñu gisee événement rek pour ñoom taal pono étudiants yeeg chauffeurs yeeg ñëpp ñoom la ñu taal pono yi ñoom lan nga leen di yedd si pono yi loolu vraiment baaxul parce que au-delà de taal pneu bi nii sax gis nga produit pneu produit toxique bi muy dégager boo ko taalee rek boo ko xamoon yaakaar naa ne di nga bàyyi lakk pneu au-delà de opportunité yi nga mën a am pour valoriser pneu bi est-ce que xam nga ne pneu yi nii mën nañ ko utiliser pour produire énergie gis nga boo demee Sococim man mosuma fa dem mais ay ñu def visite bi ñoom ñoo ma ko expliquer que dañuy utiliser fi ñuy defar ciment bi dañuy utiliser pour produire énergie dañuy utiliser pneu yi pour mën a générer énergie loolu avantage la en plus de possibilité nii nga ko mën a amee defar ko ay meubles yi nii mu rafet ba dee te du jarul cherul gis nga en fait innovation jarul ay recherche yu kii am ay innovation yu yomb yoo xamante ne c'est à portée de main ku ne mën na ko def il suffit juste nga am esprit créatif bi voilà mën nga see defar yu rafet gis nga canettes yi nii ngay gis ñuy naan nii man dem naa benn village département wu Bambey bi benn village bu tudd Ngogom benn école boo xamante ne école bi si boppam loolu lañ ko tabaxee ay canettes ak ay pneu yu ñu récupéré man maa nga gisal sama bopp non seulement dafa indi économie si construction salle de classe bi mais dafa nekk bâtiment bioclimatique maanaam tàngaay bi lu mu tàng si biti doo ko ressentir boo nekkee si biir classe bi aération bi niñ ko defaree vraiment macha allah économie circulaire daal bëri na ay opportunités pour créer ay emplois bëri na ay opportunités donc pour générer ay revenus surtout pour les jeunes yi nga xamante ne seen njàng sorewul parce que bu sa njàng sorewul quoi qu'on dise am na yu bëri yoo xamante ne doo ko mën a ay emplois yu bëri mais nga mën a def travail manuel te soxlawul lu bëri accompagnement juste la laaj ñu former la ak appuyer la au démarrage pour investissement yi parce que souvent aussi investissement de démarrage dafay xaw a takku.
jërëjëf waaw waxtaan bi am na solo te yaakaar naa ne tey ñi nga xamante ne nekk pays bi nekk Sénégal nekk na pays boo xamante ne chômeurs yi bëri nañu torop et je pense que à partir de maintenant dinañ bàyyi xel si économie circulaire bi xam ne yi ñuy yàq di ko kii war na leen mun a jox emploi yoo xam dina leen jëriñ